asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bégee bu baax a baax voilà ñu bëggoon a commenter analyser wax ji nga xam ne le président Macky Sall wax na ko bi mu demee Paris ci benn dëkk bu ñuy wax Mantes-la-Jolie doon rencontrer ses partisans et sympathisants mu yëkkati fa ay kàddu yoo xam ne kàddu gaaruwaale la ne moom daal kenn mënu ko intimider nu mu ko waxee ci tubaab mooy personne ne peut m'intimider nee na daal moom kenn mënu ko xoxatal kenn mënu ko tiital bi mu waxee personne ne peut m'intimider lu mu ci teg mooy je détiens le pouvoir et la force donc tontu bi ma koy njëkk a tontu mooy ci personne ne peut m'intimider bi si laay njëkk a wax ak moom ci président boo xam ne yow da ngaa commencé ci je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression dans un pays de démocratie dans une république ñu dénk la ko ba pare nga ne yow da ngay réduire opposition bi à sa plus simple expression kon président boobu defe naa ne moom des na xam sax moom lu ñu ko dénk moom mooy lan république bi ñu ko jox des na xam lan mooy charge wu président parce que moom il doit être le président de tous les Sénégalais bu ñu ko joxee réew mi warul am xaaj yi warul am seen dafa war a nekk président wu Sénégalais yëpp tëddee njaaxaanaay warul am parti. Deuxième bi mooy boo nekkee ci démocratie il faut qu'il y ait une opposition kon su fekkee dëkk la boo xam ne démocratie la ñu ne il faut opposition am fa amoo benn droit di wax ne da ngay réduire opposition bi à sa plus simple expression beneen bi mooy bu mu jógee ko ci je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression wax na fi tamit ne méfiez-vous d'un lion qui dort moytu leen gaynde goo xam ne daal day nelaw parce que bu ngeen ko yeeyee du baax ci yéen donc beneen bi mu ñëwaat grand théâtre di bàkku ne fañ fa wàccaacaa loolu c'est des erreurs monumentales de la part d'un président de la République waroo jiite réew ba pare di menacer ak di tëkku foo toll ñi nga xam ne ñoom nga jiite parce que bokkuñ ak yow gis-gis soo jiitee réew rawatina réew boo xam ne démocratie la da nga war a nangu ne il faut que ay nit contre la kon déjà loolu moom erreur la beneen erreur bi mooy dafa njëkkee menace ba pare donte warul menacer président de la République warul menacer peuple am wala ñenn ci peuple am ñi nga xamante ni il est censé les protéger war a garantir seen sécurité ak seen ay biens ba pare taxaw di leen menacer loolu waru ko ginnaaw bi mu menacé ba pare fi mu mujjee mooy kenn mënu ma xoqatal personne ne peut m'intimider loolu defe naa ne dellu ginnaaw la sax ci koo xam ne day woote ne moom guerrier la parce que bindoon na ci livre am bi ne guerrier la léegi bi mu jógee ko ci loolu am na yeneen yu mu ci teg mooy je détiens le pouvoir et la force loolu dama koy wax ne ko du dëgg je suis désolé personne n'a le pouvoir personne n'a la force président Macky Sall il n'a ni le pouvoir il n'a ni la force il faut qu'il le sache seul le pouvoir de Dieu est éternel yàlla rek moo am nguur goo xam ne day continuer xam nga tey pouvoir yi nii nga xam ne c'est éphémère nga xam ne c'est temporel ñu ngi ko tuddee pouvoir waaye boo nekkee baa doole rek ngay jàpp ne yow ci pouvoir nga nekk da ngaa am doole kenn rek moo ko am mooy yàlla keneen ku dul yàlla soo waxee ne da ngaa am doole li ngay wax du dëgg amoo doole ñi fi nekkoon di oote ne dañoo am doole ñoom ñëpp dee nañ bañ suul leen ñu ngi ci biir suuf si te mënuñoo yëngatu tey
ñu commencé ko ci Firawna moom mi nga xamante ni dafa bewoon bay wax ne ana rabbakumul aala yàlla boole ko ak benn xale bu ñuy wax Moussa mu ñëw yaroo këram màgg gis muy toroxal xeetam di waa bani Israël def leen jaam di leen liggéeyloo noot leen yàlla boole ko ak frère am Haroun gannaaw bi ko yàlla waxee moom Moussa na ko izhab ila firawna innahu taxa ba Moussa demandé na ko rabbi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli teg ci ne wa jaali waziran min ahli Haaruna aqi mu demandé yàlla pour mu boole ko ak frère am ñu ànd doxi mission bi ba yàlla nangu li ko Moussa ñaan ne ko izhaba ila firawna innahu taxa fa quulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yaxsha dem leen ci Firawna ndax dafa bew day oose na yàlla la su ngeen demee ngeen wax ak moom ci yar ak teggin ndax kilifa la nu manti demee parce que dafa jiite nguur buur la su ngeen waxee ak moom ci yar ak teggin dina ragal wala mu tiit wala mu waaru Moussa ñëw wax ak Firawna ci yar ak teggin ne ko pour mu libérer waa bani Israël Firawna na ko dag may fontoo di jaay doole Moussa mujj ko toroxal ba mu lab ci biir géej gi mook ay ñoñam par l'aide de Dieu nag yàlla moo ci ànd parce que kenn amul doole ku dul yàlla bu ñu weesoo Firawna am na yeneen président yu fi jaaroon ay président africain nekk ay dictateurs yu soxor am na ñoo xam ne seen waa réew ñoo yeewu benn digg bëccëg génn dàqee leen ñu génn dëkk ba dem exilé si yeneen dëkk am ñoo xam dañ leen a rey ci pouvoir bi am ñoo xam dañ leen coup d'état nangu pouvoir bi am na si ñoo xam ne dee nañ am na ñoo xam ne ñu ngi dund kon bu ñu amoon doole defe naa ne seen pouvoir kenn du ko renverser bu ñu amoon doole waa dëkk ba duñ génn dàqee leen ñu génn dëkk ba kon président Macky Sall bu waxee ne moom il détient le pouvoir et la force loolu du dëgg je suis désolé de le dire beneen bi mooy li xew Sénégal ba tax muy tëkku nit ñi ak menacé kan moo ko fa indi est-ce que opposition bi tey situation bi am Sénégal tension yi fay am ak crise yi fay am est-ce que yéen ñi may seetaan mën ngeen a wax ne opposition bi ñoom ñoo provoqué loolu président bu ñu dénk réew tey nga ñëw ñu jox la doole muy nguur ñi la ko jox di peuple bi nga dem ba jël doole jooju foog ne yow yaa ko moom wala yow yaa ko jox sa bopp di ci xeex ay nit yoo xam ne dañoo am droit pour opposer la parce que comme ni ma ko waxee sànq nous sommes dans une démocratie nga ne leen kenn du ma fi opposer yore sa police yore sa gendarmerie utal leen matériel de répression ne da ngay napp sénégalais yi intimidation boobu ngay wax ne yow kenn mënu la ko def yow loolu nga naroon def sénégalais yi ne la non loolu du fi am parce que bi nga toogee bees nga commencé bëgg a éliminer les adversaires politiques commencé ko ci Karim Wade atte ko atte boo xam ne jaarul ci yoon kenn waxul ne Karim Wade kenn waru ko atte képp ku fi yore xaalis Sénégal reddition des comptes dafa war a am dañ la war a atte jaarale ci yoon laaj la xaalis bi ñu la dénkoon fan nga ko dugal loolu c'était normal mais moom ni mu ko doon defee daf ko doon def par vengeance parce que boobu am na problème ak Abdoulaye Wade mu ñëw CREI bi nga xam ne mu ngi doon nelaw mu yeeyaat ko def ci 25 personnes ne ñooñu lay topp parce que enrichissement illicite def Karim Wade ci kaw te cour boobu noonu kenn rek la atte condamné ko te atte bi jaarul yoon du début à la fin juridiction internationale yëpp dañoo débouté Sénégal état bu Sénégal ci topp bu ñu doon topp Karim Wade ne atte bi jaarul yoon fu ñu dem ne dañ fay uti xaalis pour jëli ko jàpp ne xaalis boobu Karim Wade moo ko moom ci ay comptes yi nekk bitim réew gars yi dañoo bañ na duñu leen jox xaalis bi parce que atte bi jaarul yoon
léegi moom créé bi lu tax mu créé ko vengeance moo taxoon mu créé ko mais créé wu ko woon parce que dafa bëgg a def reddition des comptes parce que créé yi su fekkoon dafa jaar yoon dëgg moom lañ fay njëkk a yóbbu parce que moom il s'est enrichi illicitement am na ay milliards te milliards yu mu am mënu ko justifier fen du milliards yu mu donnee ci baay du milliards yu mu donnee ci ndey du milliards yoo xam daf ko liggéey masul am entreprise ci gouvernement la masul nekk ginnaaw bu mu jógee Petrosen nekk fa employé jógee fa nekk directeur général ba jógee fa ñëw nekk ministre des mines nekk ministre de l'intérieur premier ministre ba président de l'Assemblée nationale ci 8 ans mu def ko ci gouvernement Abdoulaye Wade bi loolu su fekkoon dafa yem ci salaire am rek milliards yu mu déclaré ni moom la am muy 8 milliards yi c'est impossible mënta nekk te tudd nañ ko fi ci 7 milliards yoo xamante ni waa Taïwan ñoo ko joxoon état bu Sénégal ñoo ko mayoon Sénégal te ba léegi loolu leeralagu ko kon su fekkoon ne CREI yi dañ fa war a jaarale nit ki fa war a njëkk a jaar moom Macky Sall la moo fa war a njëkk a jaar waaye CREI bi mu koy créé c'était pour règlement de compte ñi mu defoon ci liste ba ñëpp dafa leen ay interdiction de sortie du territoire ay Ousmane Ngom ak Omar Sarr ak ñeneen ñoom ñëpp tey transhumé nañ dem ci moom kon moom bi muy créé CREI daf ko créé juste pour venger wu ba pare ñi mu waxoon ne dañoo yoreel Sénégal xaalis ñooñu bi ñu ñëwee dañoo ànd ak moom nangu nañ pour ànd ak yow daf leen wax ne leen léegi kon Sénégal day perte xaalis boobu parce que ànd ngeen ak man comme moom dafa mel ni nekkul président wu Sénégal waaye président wu APR la ku ñëw ànd ak moom mu bàyyi la xaalis Sénégal seey même bi mu exilé Karim Wade dañoo wax Karim Wade ne ko boo ñëwee Sénégal di nga fay 100 et quelques milliards léegi Karim Wade kon bu toogee Qatar ñëwut kon Sénégal su fekkee Karim Wade da leen a yoreel 100 milliards kon xaalis boobu noonu Sénégal daf koy perte kon kii jiitewul réew mi pour intérêt sénégalais yi waaye day jiite réew mi pour son propre intérêt moom ak ñi mu àndal kon bi mu jëlee Karim Wade bi nga xam ne sénégalais la parce que baayam Abdoulaye Wade sénégalais la Karim Wade am droit toog Sénégal dëkkam bi nga xam ne baayam fa la dëkk mu am fa wàll parce que sa baay fu mu dëkk nationalité boobu noonu da nga am droit am ko sa yaay tamit fu mu dëkk da nga am droit am nationalité boobu noonu soo amee yaay mu nekk française am nga droit ci nationalité française soo amee baay mu nekk sénégalais am nga droit ci nationalité sénégalaise kon double nationalité ngay am kon Karim Wade kenn amul droit di ko génnee Sénégal te Macky Sall dafa génnee Karim Wade xamuñ nag yan condition la ko génnee waaye dafa génnee Karim Wade Sénégal kon kooku moo njëkk a jalgati yoon ba pare yeekatu fitna la mu jugee koo ci Karim Wade Khalifa Sall bi nga xam ne daf ko jàppale woon en 2012 ak ñoom Barthélémy Diaz ak ñeneen tey parce que boobu gars yi ñu ngi bokk ci PS parti socialiste mu dem deuxième tour ñu jàppale ko ba mu gagné Abdoulaye Wade Khalifa Sall bañ na kenn du seeyal parti socialiste ci biir Benno Bokk Yaakaar parce que parti socialiste dafa war a am dafa war a continuer am ay ambition présidentielle di bokk ci ay élections gars yi xeex ko ñoom Aminata Mbengue Ndiaye ñoom Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm ñoom Abdoulaye Wilane ak ñeneen ak ñëpp ànd ak Macky Sall ne dañuy xeex Khalifa Sall Macky Sall dem ak Khalifa Sall élection municipale élection locale 2014 Khalifa Sall duma ko duma yi métti ci Dakar loolu métti ko nag li mu génn ci parti bi li mu génn ci coalition bi ba pare créer taxawu Ndakaaru gagné ko ci communes yi nekk Dakar li ëpp nekk maire de Dakar mu ne day dal ci kawam dem créer ko benn dossier yónni waa IGE inspection générale d'État pour ñu dem contrôler Khalifa Sall ci contrôle boo xam ne kuñ ci contrôler dinañ la jàpp te IGE bi ñu demee waxuñ ne nañ ko jàpp dañ ne nañ xoolaat nan la ñuy doxalee caisse d'avance bi loolu la waa IGE wax mu jël dossier boobu noonu dem jox ko procureur am kooku topp Khalifa Sall ne Khalifa Sall dafa sàcc xaalis sénégalais te loolu ay fen la déjà ñaar a ngi noonu tuddal naa leen ñaar yoo xam ne tooñ la yee fitna la te tegu ko ci yoon dafa instrumentaliser justice jël ay nit tëj leen ci kaso bi ay nawleem ñoo xam ne li tax mu tëj leen kenn ki dafa amoon ak moom problème mooy bi mu nekkee assemblée nationale ñu oo ko ne ko ñëwal leeral xaalisu ANOCI bi am ay naafeq yu ñëw ci Abdoulaye Wade jaxase ko ak Macky Sall ba Abdoulaye Wade poussé Macky Sall à la démission
te ñooñu tey ñu ngi ànd ak Macky Sall tey di liggéey ak ñoom di siéger ci conseil des ministres léegi boobu vengeance la bu Karim Wade bi deuxième bi jaay doole la bu Khalifa Sall bi parce que Khalifa Sall daf ne du ma toog ci Benno Bokk Yaakaar bi ànd ak PS ñuy seeyal PS ci Benno Bokk Yaakaar mu mere ko ci loolu bi mu ko gënee mere mooy bi mu ko gañee ci élection locale yi mu jàpp ne moom kenn waru kaa gañe moom jàpp ne moom buur la ñaara ngi noonu yoo xamante ni moom moo ko provoqué kon ba tey opposition bi provoqué guñ benn violence tey léegi ñu dem ba mu yàgg Ousmane Sonko parti bi juddu 2014 muy Pastef les patriotes mu am ci droit lool nekk inspecteur des impôts et domaines jàng ci école sénégalaise bi primaire collège lycée dem ba université def concours dugg ENA école nationale d'administration génn nekk inspecteur des impôts et domaines am mérite lool Macky Sall sax ëpp ko mérite moom kooku di ko critiquer di gis lu jaaduwul mu koy wax mu jaay ko doole moom dàq ko ci critique loolu doo ko gis mukk ci démocratie yu mag yi yow koo xam ne Sénégal moo ko fayal jàng comme yow ni la Sénégal fayalee jàng mu def concours génn nekk inspecteur des impôts et domaines nekk haut fonctionnaire de l'État yow nga koy dàq yow parce que yow nee nga daf laa contre yow yaay président de la République nga ne inspecteur des impôts amul droit di politique pendant ce temps Amadou Ba inspecteur des impôts et domaines la si yow la far mu ngi doon politique Abdoulaye Daouda Diallo mu ngi doon politique Mame Boye Diao mu ngi doon politique Mamour Diallo mu ngi doon politique te ñooñu ñëpp ay inspecteurs des impôts et domaines lañ des impôts et domaines lañ am ay magistrats yoo xam ne ñu ngi lay jàppale politiquement di politique ba nga nommé leen jox leen ay postes Omar Ben Khattab bi nekk Dakar Dem Dikk remplacé maître Moussa Diop c'est un magistrat Issa Sall traître boobu noonu war Ousmane Sonko di wax ak Ousmane Sonko di ko enregistrer à son insu pour faire plaisir à Macky Sall kooku c'est un magistrat te ñooñu ñëpp instant bi ñu ngi politique di la jàppale mu dàq doomi jàmbur ci jaay doole kon kooku yeekatu fitna la kon moo indi fitna bi du moom kooku nag taxaw xam ne dafa dund injustice parce que dañ ko dàq arbitrairement mu taxaw pour jàmmaarloog moom politiquement nag ñu teg seen parti mu dem élection 2017 am plus fort reste continuer di ñafe bind livre am solution ne dafa soxla réew mi 2019 day nekk candidat sénégalais yi rawatina jeunesse bi rawatina waa diaspora ñëpp gis seen bopp ci programme am ne kii dañ kaa bëgg ànd ak moom di ko jàppale élection 2019 yi ñëw mu gagné ci diaspora bi Sénégal mu gagné fa lu bëree bëri te bu élection yi jaaroon yoon xëy na sax mën na dem deuxième tour moom Macky Sall mais élection yi 2019 yi ñëpp xam nañ ne jaarul yoon mu jël troisième ci élection yi parce que dàq bi mu ko dàq moo tax kooku jël affaire boobu daf ko défi xam ne dafa dund injustice mu ne léegi dafay dem ñafe jàkkaarloog moom di ko opposé heure bu gisee lu jaaduwul mu dénoncé ko su Mamour Diallo sàccee 94 milliards yoo xam ne sénégalais yi ñoo ko moom waroon di ci faju bu ñu feebaree sénégalais yi bu ñu feebaree duñu faju amuñ ay hôpitaux yu baax amuñ plateau médical digne de son nom amuñ ay tali yu baax donte tane na nag am nañ ay tali yu tane am nañ ay abri provisoire am na dëkk yoo xam ne amul ndox am na dëkk yoo xam ne amul courant am benn nit bu ànd ak ay xaritam détourné xaalis sénégalais yi 94 milliards Ousmane Sonko gis ko dénoncé ko ñu ne ko yow yaay ku bon ki yow léegi nag ñu jël ñoom Mamour Diallo yëkkati leen ba ci kaw Macky Sall moo def loolu làq leen léegi nag jàkkaarloog ki nga xam ne moom mooy weer sàcc yi moom l'argent du contribuable bi nga xam ne ay nit ñoo ko sàcc ñu ne kooku yow yaay ku bon ki yow léegi ñi sàcc ñoom ñoo baax Macky Sall moo def loolu mais loolu lan moo gën a nekk loolu violence ba pare ñu ëlbatiku ne léegi Ousmane Sonko moom mooy ku violent ki nag
man ba tey gisuma fu Ousmane Sonko wala Khalifa Sall wala Barthélemy Diaz posé ay actes yoo xam ne violence la wala di inciter nit ñi ci violence. heure bu violence amee ci mbedd Sénégal yi manifestation am ci Macky Sall la jógee billahi wallahi watallahi su fekkoon ne ci opposition bi la jógee am naa courage taxaw ma wax ko mais yéen ñi may seetaan wax leen seen aqulaay taala rek ngeen wax fan la violence ma sa amee Sénégal violence politique jógee ko ci opposition bi ba tax ñoom ak seen naafeq yu ñu àndal ñuy nekk ci télé yeeg rajo yi naan Ousmane Sonko dafa violent moog ñu mu àndal naan Barthélemy Diaz dafa violent moog ñu mu àndal mais loolu c'est faux du dëgg ku ko wax waxoo dëgg ñiy observer ñëpp di xool su fekkee dëgg rek lañuy wax xam nañ ne violence yu am Sénégal yëpp ci Macky Sall la jógee ko violence man te weesu nga ñëw fekk borom kër goo xam ne sénégalais nga muy sénégalais dugaloo ko école nationale d'administration moom moo fa dugal boppam méritam nga jël ko dàq ko politiquement parce que yow yaay président de la république kooku kan moo ko gën a violent violence mën naa weesu nga nekk premier ministre war a joxe le bon exemple dem ba Fatick war a voter fàtte sa carte d'identité ne da ngay voter par force président commission bi ne la monsieur le premier ministre nous sommes désolés vous ne pouvez pas voter car vous n'avez pas votre carte d'identité nationale mu ne damay voter par force dajj isoloir bi dugg ci biir kooku ku ko gën a violent Ousmane Sonko de masul def loolu violence man te weesu nga nekk ak ay nit ñuy sàcc xaalisu sénégalais yi nga leen di protéger ba pare dem di def chasse à l'homme ci opposition bi nga xamante ni defuñ la dara ak ay activistes parce que dañ laa contre ànduñ ak yow ci ni ngay doxalee nga leen di ngay def répression ci seen kaw di leen réprimer pour jàpp leen tëj leen ci kaso bi avec la complicité de Bassirou Gueye procureur de la République ak justice bi du ñëpp nag mooy ay juge am yu mu tànn loolu lan moo ko gën a nekk violence léegi nga jël li nga xam ne moom mooy bon def ko règle jël baax def ko exception te Sénégal yi yëpp xam nañ li may wax ne lii dëgg la kon ana fan la Ousmane Sonko violent yi ana fan la Barthélemy Diaz violent yi ana fan la Khalifa Sall violent yi wala ñeneen ñu nekk ci opposition bi ñoom Malick Gakou ak ñeneen ak ñeneen ana seen violence ñoom ana ban président moo fi nekk tey ku bëgg a marche nekk droit fondamental ñu def ko ci constitution bu nekk un droit constitutionnel ñu ne ku am lu la naqari wala lu la neex bu la neex nga génn nga manifester ko ku bëgg a wàcc manifester wu mu ne la doo fi manifester wax préfet na ko bul joxe autorisation génnee force de l'ordre yi ñuy dóor nit ñi di leen duma kooku ko gën a violent wax leen dëgg ji kan moo gën a violent kooku lan moo indi affaire Adji Sarr est-ce que Ousmane Sonko dafa toog nii rek créer événement bi ba 14 personnes dee ci te pourtant ñoom ñu ngi wër plateau yi di wax seen wax yu ñaaw di saaga nit ñi di xaste di jiiñ Ousmane Sonko naan ko yow yaa rey fukki xale ak ñeent léegi dama leen di laaj est-ce que nit da ngaa war a toog yow benn président de la république boo xam da nga ko contre te nga am ci droit ne man ànduma ak moom nga seetaan ko mu jël la liquider la politiquement jël la yóbbu la kaso comme ni mu ko defee woon sa morom yi yóbbu la seeraas ca justice am ba ca parquet ba ñu rendi la pour bànneexu bakkanam Ousmane Sonko dina nangu loolu kan mooy nangu loolu ku ko nangu xanaa yow ku ñàkk fayda nga man su ma nekkoon à la place de Ousmane Sonko damay dee jaral na ma ko parce que man kenn du ma toroxal koo xam ne ëppoo ma benn droit ci dëkk bi parce que président de la république nga di jaay doole te doole ji nga yore yow peuple bi ñoo la ko jox da nga doon saraxu peuple bi pour ñu jël doole jooju dénk la ko ñu jox la ko ngay jël ay nit yoo xam dañ laa contre ne da ngay xeex ak ñoom di leen duma di làq ay bandi yoo xam ne ay corps de contrôle ñoo leen épinglé ne ñii dañoo sàcc xaalisu Sénégalais yi ñii def ay surfacturation dem jëli ay ñu nekkoon ci Ablaye Wade ñoo xamante ni justice la ñu waroon dem heure bii nii parce que dañoo transhumé ànd ak yow nga làq leen ba pare topp gor yi set wecc ñoo xam ne defuñ dara Ousmane Sonko masul sàcc xaalisu Sénégal Ousmane Sonko masul saaga Macky Sall offense au chef de l'État sax Ousmane Sonko masu kaa def heure buy attaqué Macky Sall daf koy attaqué politiquement la koy attaqué gestion yam en tant que opposant mais loolu c'est son rôle il ne fait que son rôle masul tudd Marème Faye masul tudd yaayu Macky Sall masul tudd papaay Macky Sall
mësul tudd doomi Macky Sall te pourtant ñoom seen gars yi koo ci invité télé mu ngi nekk di saaga Ousmane Sonko te ñëpp a ngi toog di seetaan loolu barki démb ndumbelaan am na benn waay bu ñàkk fayda bu ñu invité xaw ma jibi nan thème bi nekk toon sax affaire Adji Sarr mais mu ngi jël di dugal affaire Adji Sarr naan ay Ousmane Sonko bi muy seeti Adji Sarr xam nga loolu c'est du manque de respect notoire loolu reewaande googu noonu ñoom ñu nekkee sénégalais ñu ngi koy gis parce que bëgg nañ toujours comme Ousmane Sonko sonal na leen ñu collé turu Adji Sarr ak Ousmane Sonko fu ñu tuddee Ousmane Sonko rek tudd Adji Sarr te xam nañ ne loolu ay fen la sénégalais yi wan leen yéen loolu ay fen la du dëgg yéen a teg seen deal parce que Mamour Diallo moo doon vengé wu ci 94 milliards yu ñu ko jiiñ utiliser Adji Sarr sénégalais yi def justice populaire attel ko seen bopp wan leen ne leen carrément li ngeen jiiñ Ousmane Sonko du dëgg da ngeen di fen wàcc jàmmaarloo ak ñoom ñu génn ci plateau télévisé yi tey di saaga Ousmane Sonko moment boobu ñoom ñëpp a dawoon Pape Mao Diouf heure bu génnee di wax dina tudd Ousmane Sonko tudd Adji Sarr parce que bëgg nañ sol ci nopp sénégalais yi ne Ousmane Sonko ak aji bu ñu tuddee Ousmane Sonko tudd Adji Sarr pour sénégalais yi di bàyyi xel loolu muy nekk seen bopp yi toujours te ñoom en âme et conscience ñoom xam nañ ne loolu ay fen la mais pour yàq doomi aadama la doomi aadama bu am ay ambition présidentielle comme ni Macky Sall amee droit am ay ambition présidentielle ne dafa bëgg a nekk président Sénégal bañ jox ko réew mi ci jàmm ñu ne Ousmane Sonko moom loolu du ko fi nekkee yéen yéenay ñan kon kan moo violent yéen a violent Abdou Karim Fofana jour bi ñu convoqué Barthélémy Diaz mercredi 10 dem na faram fàcc lan la fa nekkee naan Ousmane Sonko nu muy dawee ku ko gis xam ne amul problème ndigg est-ce que ñoom dañ leen a fal pour ñu nekk fi di saaga ay nit wala ñuy def comme opposition bi li ñu war a def réew boo xam dañ la ko jox nit ñi lekkuñ ba suur naanuñ ba màndi nit ñi bu ñu feebaree duñ faju am ay abri provisoire ñi nekk ci inondation bi am ay xale yu dugg ci gaal di dee ndax métti xale yi mënuñoo am liggéey yow nga ne ministre nga ci gouvernement boobu noonu di génn ñuy déglu sa xalaat pour nga wax ci wàllu xam-xam wax lu mën a jëriñ réew mi ngay ñëw di saaga opposant wax joo xam ne amul benn njëriñ naan ay ndiggam leeg ay salon ba Sweet Beauté te loolu yéen a ko manigancé fen seen ay fen jàppoon ne da ngeen di jàpp Ousmane Sonko yóbbu ko kaso mu yomb sénégalais yi génn na leen waxu leen dëgg dal ci seen kaw ñu génn au lieu que ñu nangu ne Ousmane Sonko moo waral loolu ñu naan ay contexte social bi la sénégalais yi dañoo sonn su fekkee ñaar yëpp la da ngeen a échec kon ñaar yëpp da ngeen a échec te loolu du dëgg sax Ousmane Sonko moo tax sénégalais yi génn da ngeen ko naroon a sànq sénégalais yi am ci moom yaakaar rawatina jeunesse bi ne loolu du fi amee parce que defoon ngeen ko Khalifa Sall def ko Karim Wade est-ce que Ousmane Sonko moo indi affaire yi événement mars yi ba ay nit dee ci loolu laa leen di laaj kan moo ko indi est-ce que bu ñoom Mamour Diallo demutoon ne dañuy topp ji Ousmane Sonko ci salon de beauté bi est-ce que bu ñu instrumentaliser wutoon xale bu ndaw nga xam ne elle est vulnérable et pauvre Adji Sarr est-ce que noonu événement mars yi dina am kon kañ violence bi ci ñoom la jógee mais nañ waxante dëgg képp kuy wax te yàlla tax xam nga ne Ousmane Sonko masul toog oote violence wax leen ma fan la Ousmane Sonko mas a toogee te dara xewul mu ñëw ne nañ wàcc ci mbedd mi loolu rek laay laajte képp koo xam ne doo naa fekk te xam nga bëgg nga dëgg xam nga ne Ousmane Sonko masul oote violence discours am amul benn violence ñoom la seen discours am violence président buy taxaw ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression président buy taxaw naan ay opposition bi seen yaram dafay xasan a fañ fa wàccaaca gaynde goy nelaw yëfu seer yooyu ñun président bu ñu am seer la nañ waxante dëgg Macky Sall seer la luy dafa xewi wallahi président boo xamante ni yow da ngay jàpp ay activistes yoo xamante ni dañuy wàcc ci mbedd mi comme Guy Marius Sagna ñaata yoon la ko Macky Sall jàpp tëjlu ko ci kaso bi ci lu nekkul dëgg lu nekkul yoon ci loo xamante ni moom c'est son droit Guy Marius Sagna wàcc na ci tali bi ne courant bi dafa cher te am na ci droit sénégalais la ñëw laal giri palais bi ñu jàpp ko tëj ko kaso isolé ko def ko taati nen pendant ce temps Macky Sall mu ngi làq ay bandi yoo xamante ni ñu ngi sàcc xaalis sénégalais yi mu ne justice bi
mu ne am na yenn dossiers yoo xamante ni man maa ci teg sama loxo kon kañ loolu man maay justice bi dafa am mainmise te sama loxo bi laa ci teg ku ànd ak moom def lu la neex dara du la ci fekk ku àndut ak moom yow doo def dara yow ci sa droit lañ lay fekk jàppale tëj la kaso. Guy Marius Sagna wax leen ma lan la mas a def moom lu tax ñu war ko tëj kaso Guy Marius Sagna masul def dara loo xamante ni mérité na sax garde à vue laa la wax ñaata yoon kon kan moo violent kan mooy tooñ nit ñi nañ waxante dëgg rek Sénégal dëgg la yàlla bëgg. Boubacar Seye Horizon Sans Frontières wàccul aéroport fii ñu jàpp ko fi tëj ko yóbbu ko rëbës ci lu mu deful dara ci ay information yoo xamante ni da kaa joxe te dëgg la. Aliou Sall mi nga xamante ni moom mooy rakki Macky Sall bi Sénégal nekkee Sénégal am indépendance ba léegi scandale boobu masu fee am 6 000 milliards sénégalais yi si lañ ko tudd waa BBC def enquête def ci reportage ba ñëpp xam ne lii dëgg la ak ay preuves palpables yu leer naññ parce que BBC nag c'est un groupe de presse crédible du ñëw di wax nii rek ci ay caaxaan Mayeni Jones ñëw Sénégal def fa reportage mu leer naññ ñëpp xam na Aliou Sall dafa sàcc 6 000 milliards sénégalais yi ci pétrole bi ak gaz bi moog Franck Timis Macky Sall nga xam ne moom moo jiite Sénégal moom war a nekk le président de tous les Sénégalais moo dem taxaw ci benn discours solennel bi muy def après Korité après chaque prière Korité wala chaque prière Tabaski ci grande mosquée jour boobu sax foog naa dafa coïncider woon ak Korité mu ne waaw sama rakk ñu ngi koy jiiñ di yàq deram nan dafa sàcc xaalis sénégalais ana président toog di layal sa rakk yow ba pare jàpp rakk jàmbur yi di leen tëj ci kaso bi te ñoom defuñ dara parce que ñooñu lenn lañ leen di reprocher mooy da ngaa contre Macky Sall ànd ak moom sama gars yi nañ waxante dëgg nag loolu lan lay nuru nañ waxante dëgg il faut qu'on se dise la vérité sa rakk ñu tudd ko ci 6 000 milliards mais yow doo justice séparation de pouvoir dafa am exécutif judiciaire ak législatif da nga war a bàyyi ñu yóbbu ko justice suñ koy setal justice moo ko war a setal suñ koy culpabiliser justice moo ko war a culpabiliser moo ko war a condamner mais nga taxaw di défendre sa rakk ne sama rakk président buy toog di bedd ay sénégalais loolu Macron bu ko defoon wala Joe Biden def ko jour boobu noonu dañ koy destituer ci assemblée nationale bi bu dee États-Unis ci Sénat bi wan ko carrément da ngaa def haute trahison parce que dañ laa fal ba pare ngay ut parloo ak sa rakk naan sama rakk dañ kaa tudd ci 6 000 milliards di yàq deram léegi ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak moom di lubal xaalisu sénégalais yi ñoom la ñuy wax ne ñoom ñoo baax ba pare di bonal ñoom Ousmane Sonko man lan lañ war a reprocher Ousmane Sonko man loolu laa xamut lu dul fulla ak fayda yéen da ngeen a bëgg Ousmane Sonko toog di seetaan ñàkk fayda Macky Sall jàpp ko sànk ko tëj ko kaso yàq àddunaam xanaa Ousmane Sonko dafa dof lan moo ko dal Ousmane Sonko dina nangu lool ma waxaat ko Ousmane Sonko lu muy def su fekkoon man la lu gën a maa koy gën a tàng man naa dee man nañ ma rey mais man kenn du ma toroxal pour lan pour opposition ma am ci droit di opposé wu ak di weer ay sàcc ku sàcc mën na la sàcc nga d'accord ma ci seen gestion nga dem yàq sama der jël benn xale bu jigéen lié ma ak moom ne dama kaa violé fen ay fen teg seen ay deal bëgg cee boole ay gendarme bëgg ci boole benn gynécologue gendarme bi mooy capitaine Touré ba mu jaral ko mu démissionné ñu jàpp ko jaay ko doole dàq ko ba pare raje ko tëj ko ba pare raje ko kon Alfousseynou mooy gynécologue bi ñu bëggoon ko cee boole mu ne seen affaire caaxaan yooyu man duma ci bokk def rapport am génnee ne leen mu ngi nii kii toog na lu ëpp xaw ma ñaata heure amul sax rapport ak góor Sénégalais yi yëpp koo laaj bu ne la affaire bi ay fen la du dëgg pour juste rek yàq nit ki yàq doomi jàmbur parce que kii àndul ak man pour lan léegi nag bu ngeen ñëwee nag nar fee naan ay ñii dañuy yee fitnaak mais kan mooy toog ñu lay rendi te Khalifa Sall toog ñu def ko Karim Wade toog ñu def ko léegi nag li dal Khalifa Sall dal Karim Wade ci la Ousmane Sonko jàngee ne moom loolu kenn du ko def
Macky Sall bu ko naree rey ay loxoom dina takk deret te li ko Ousmane Sonko wax gis na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan moo gën a nekk nitu jàmm mais dañ ko daan fekk mu toog ñu attaqué ko mu fayu te yonentu la Ousmane Sonko lu ñu def Khalifa Sall def ko Karim Wade dina ko gis ba pare di nangu ñu ko koy def Barthélemy Diaz lu ñu def Khalifa Sall di mantooram def ko Karim Wade dina toog ñu ko koy def ba bu mujj bii nii ñu xaar ba mu dugal candidature am déposé ko ñu oo ko tribunal ci benn dossier boo xam ne épée de Damoclès lañ ko def maanaam dañuy bàyyi dossier bi foofu heure boo amee ay ambition ñu ne xaar ñu oo la tribunal pour yàqal la foog na nit ñi dañuy toog di seetaan nit ñi di dal seen kaw mais pour lan moo tax Barthélemy Diaz di ñàkk fayda wala Ousmane Sonko di ñàkk fayda di toog Macky Sall di leen éliminer par force pour bëgg a jël Diouf Sarr parachuté ko mu nekk maire Dakar par force sans mérite maire Dakar ku ko bëgg a nekk da ngay dem ci làmb ji nga bëree comme ni Khalifa Sall defoon duma leen ay duma yu métti ci Dakar su ngeen mënee nit ñi duma leen nit ñi moo gën ngeen di ut ay pexe pour di éliminer nit ñi léegi loolu nit ki soo ko bëggee def mu am ay mbokk am ay xarit mais buy dem tribunal nga convoqué ko nga ne su àndeek ay xaritam ak ay mbokkam yow yaa koy utal yoon bu muy jaar lu tax kon fitna bi kan moo ko taal bu force de l'ordre yi bu ñu encadré woon Barthélemy Diaz gunge ko ba tribunal est-ce que xeer dina xale yi dinañ sànni xeer du jóg mais ñoom dañoo ñëw utiliser doole te Macky Sall moo leen di sant loolu parce que moom doole la xam te def na loolu ba sonn mënul réussir ci Sénégalais yi nee nañ ko yow mënoo ñoo intimider moom muy wax ne kenn mënu ko intimider moom loolu Sénégalais yi ñoo koy wax fu mu nekk nii ak ñoom Ousmane Sonko moom moo essayé pour intimider nit ñi ba sonn mënu ci dara di utiliser doole di changer ay hauts commandants de la gendarmerie et de la justice militaire di changer ay directeurs de la police di voter ay loi assemblée nationale pour jiiñ nit ñi terroriste nit ñi di ko gën a ñeme wan ko ne ko ñun dañoo pare pour dee Ousmane Sonko nee na ko soo ma mënee ray ma loolu la ko Ousmane Sonko wax ne ko tue-moi ñaari fitne yu mujjee am mooy mars bi événement mars bi ba fukki xale ak ñeenti dee ci ak bu Barthélemy Diaz bi mujj nga xamante ni ñoom ñoo daw dellu ginnaaw ñoom parce que dañ doon bañ syndrome mu mars bi ñëwaat te loolu ñun kenn bëgg ko ñu arriéraat libéré gars yi parce que xam nañ ne bu ñu téyee gars yi foofu dëkk bi tàkk ba pare seen gars yi ci ngoon gi ñu dem ci télé yi ne dañuy saaga nit ñi di waxu ñàkk fay naan ay Ousmane Sonko dafa daw ak non mais ñii ñoo tuuti ñii non mais Sénégal xaw ma lan lañ def yàlla ba yàlla boole leen ak genre njiit yi nii ñu leen di jiite quoi toog ci télé bi naan waaw sa waay tapette la dañoo dóor grenade mu daw mais loolu est-ce que loolu xam-xam la loolu yow sa waay bu doon tapette dina génn këram ànd ak Barthélemy Diaz dem affronter ji force de l'ordre yi est-ce que Macky Sall mas na génn këram dem di affronter ay force de l'ordre mais grenade lacrymogène kañ lañ koy jàkkaarloo di la ko dóor nga taxaw xanaa da ngaa bëgg a dee kon te grenade lacrymogène sax dañ koy courber buñ koy dóor daf ko war a courber mais waroon ñoo jàkkaarloo nit ki di ko dóor nii te moom dañoo viser Ousmane Sonko léegi da ngeen bëgg Ousmane Sonko taxaw amul leen dara yéen benn leneen lu ngeen di wax lu dul toujours yéen Ousmane Sonko ut ngeen lu ngeen ko reproché ba sonn mënu leen ko am ay daa daw ak ay dañoo dóor grenade loolu wax la mais yéen non bassesse bi nekk ci gars yu Macky Sall yi ak ñoradi ak wayadi wallahi man damay rus wallahi sénégalais yi xaaruñ leen ci ñàkk fayda yooyu yéenay bëgg a jaay nit ñi doole nit ñi di résister ngeen dellu ginnaaw yéen kañ kon yéen a am défaite yéen a am échec parce que li daloon mars ngeen di bañ mu dalaat leen parce que li amoon mars bu amaatee seen nguur gi da ngeen koy perdre parce que mars vous avez failli perdre votre pouvoir bu taxatoon ak sëriñ si ngeen perdre seen pouvoir te bii nii bu waroon a amaat tey sëriñ si bu ñu waxee gars yi duñu leen déglu mais lan moo tax nit ñi di toog di seetaan ñi leen di sànq gratuitement quoi pour des ambitions politiques lañ def Barthélemy Diaz loolu lañ def Ousmane Sonko di uy ji yow oo nañ la tribunal ci ay fen ci ay tappale ne la da ngaa violé benn xale te yow xale bi mosoo kaa gis ne dañ lay jaay doole pour tëj la ngay uy ji GIGN nag ñëpp wàcc ci tali bi ci kii uy ji tribunal lan moo ci yoonu GIGN ak préfet buy wàcc ci kaw tali bi ñu koy jox ay instruction ministre de l'intérieur di ko oo procureur di ko oo kon est-ce que kon loolu kañ du nen fexe ba violence am fa ñu jiiñ ko fa ay
trouble à l'ordre public, participation à une manifestation non autorisée parce que bëggoon nañ ko jàpp ñu jàpp ne foofu la ñuy jaaree pour jàpp ko sànq ko gars yi nag ne leen yéen am ngeen problème dugal ko caserne Samba Diéry Diallo gars yi ne dañuy dem fekk ji Ousmane Sonko ci caserne bi pour génnee ko loolu amul benn politicien bu ko mas a am ci Sénégal parce que xale yi dañoo am yaakaar ci Ousmane Sonko te duñ nangu Macky Sall di sànq Ousmane Sonko. Barthélemy Diaz tamit même chose waa Dakar ñoo am confiance ci Barthélemy Diaz doomi Ndakaaru la soxla mairie bu Dakar parce que dafa def ay preuves ci mairie Sacré-Cœur Baobab Mermoz ngeen ne di ngeen ko éliminer jël Diouf Sarr def ko maire Dakar par force te du sonn pour lan muy dem di uyu ji ànd ak ay nitam force de l'ordre yi wàcc na leen du ngeen fi jaar di tirer ay grenades lacrymogènes quel manque de respect di toroxal doomi aadama yi yéen nit ñi duñ nangu nit ñi est-ce que nit ñi dañuy toog di ñàkk fayda yéen ngeen leen di toroxal pour lan man de xola ku ma nar a man xola kenn du ma déshonoré man de xola ku ma nar a toroxal man ray ma dee man ci honneur sauver sama honneur ba dee comme Sénégal lan la ñuy wax armée bi devise mooy on nous tue mais on ne nous déshonore pas kon bépp Sénégalais dañ koy on le tue mais on ne le déshonore pas man de loolu laa gëm man kenn du ma jaay doole man nag du ma tooñ wax dëgg yàlla du ma fitna du ma tooñ nit mais kenn du ma fekk sama droit di ma toroxal kon danga may rey man jaral na ma ko ma dee sama ay doom buñ màggee fier sama ay sët buñ màggee fier na ñi seen baay bañkat la woon amul problème dee moom lu mu yàgg-yàgg di nga ko def ala kuli alin deeyal ci lu ko jar waaw léegi nag soo dajalee loolu yëpp tey am Sénégal kan moo ko fa indi lu ma wax nii yëpp tey ba tax Sénégal dund ay crise yu métti tey ba ay nit dee fa ay crise politique kan moo ko sooke kan moo ko provoqué encore une fois mu waxaat ko amul benn yoon bu Ousmane Sonko provoqué ay tension wala ay crise électorale wala ay crise politique wala ay ëmmat Ousmane Sonko masul yeewu rek ne génn leen ci mbedd mi Barthélemy Diaz même chose dañ leen di bëgg a néewal doole ñu résister résistance mais loolu constitution bi moo ko maye nga dem nag ba amatoo pexe nag ñëw naan personne ne peut m'intimider loolu kañ waroo ko wax yow yaa doon jéem a intimider nit ñi ne la non dañuy bañ dañuy résister mbir mi noonu la demee kon wax yu mu wax tegu ko fenn waxu ko tiit la waxu ko jaaxle la donc li mu def nii mooy wane ne moom fu mu nekk nii dafa sax tiit parce que ku doon bàkku naan yow gaynde guy nelaw nga ay da ngay éliminer opposition bi da nga leen di réduire à leur plus simple expression di bàkkoo fañ fa wàcca ca dem ba ne ay yow kenn mënula intimider li nga xam ne moom la ñoom Barthélemy Diaz war a wax ak ñoom Ousmane Sonko ak ñoom Guy Marius Sagna les activistes yow président bi doon jaay doole yow yaa mujjee wax loolu fi nga njëkkee ak fi nga mujjee c'est diamétralement opposé monsieur le président jàmmi Sénégal si sa loxo la nekk te boo oote woon jàmmu Sénégal am na jàmm sa gars yi bi ñuy dem di teg Ousmane Sonko deal ci affaire u Adji Sarr soo ko yëgoon dal seen kaw dàq leen sanctionné leen ne leen bëgguma problème ci réew mi jàmm laay oote dootuñ ko defati ñeneen ak ñeneen yu nekk fii di saaga nit ñi Doudou Ka mi nekk di dal ci kaw Ousmane Sonko bu demee Ziguinchor di ko provoqué yaa ngi ko bàyyi aéroport ba léegi dafoo ko dara te pourtant bu waxoon suba ne yow mënoo am 3e mandat nga dàq ko non mais Sénégal wallahi am na ñoo xam ne ñu ngi toog di seetaan man su ma gisee koo xam ne da ngay toog di supporter Macky Sall wala ngay faral Macky Sall man dama ne yow bon sa intérêt xanaa sa intérêt personnel ngay sàmm mooy ñu ànd ak moom seen poste yeeg seen privilège yu ñu am ci affaire u état yeeg yooyu xëy na loolu moo tax ñuy ànd ak moom waaye koo xam ne yow dëgg rek moo la tax a jóg yow doo ànd ak sax Macky Sall parce que dina la jaral bu defee dara nga ne ànduma ci opposé wu ci mu dàq la Macky Sall ku ko opposé mu dàq la mais ñu ànd ak moom ñëpp tey amatuñ benn argument Sitor Ndour tey non Sitor Mbaye Zator Mbaye damaa juum Zator Mbaye bu demee ba ci plateau Sen TV tey naan day buude plateau bi parce que sëñ Saliou Guèye dafa nekk journaliste boo xamante ni dëgg rek moo ko ñor dëgg lay wax te yàlla tax amul argument mun abandonné buude plateau bi parce que amatuñ argument léegi saaga ak xaste ak xuloo rek la ñuy def
mënatuñoo dem si benn plateau ba wax fa luy jëriñ Sénégalais yi amuñ benn argument saaga bala ñoo dee nag ñu naan waa kër Ousmane Sonko yi ñooy saaga te ñoom ñoo dàq saaga ñoo dàq wax nit wax ju ñaaw ñoo dàq yàq deru nit ñu ngi jël ay nit créé loo leen ay faux compte ñu dugg ci réseaux sociaux yi di saaga Ousmane Sonko suba ngoon guddeeg bëccëg boo pare naan waa kër Ousmane Sonko yi dañuy saaga ñii dañuy font kon gars yi le combat continue loolu laa amoon lu ma doon live pour leeral gars yi rek ne waa ji dafa jaaxle moo tax mu dem ba naan personne ne peut m'intimider je détiens le pouvoir et la force may xamal Sénégalais yi ne leen loolu du dëgg ay fen la pouvoir ak force kenn moo ko am mooy yàlla parce que seul le pouvoir de Dieu est éternel asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu